asalaamaaleykum sëñ bi tur beeg sant bi. na nga def. jàmm rek alhamdulilah. dëkkandoo Thione Seck nga wala. waaw man dëkkandoo Thione Seck la depuis 10 ans ñoo fi dëkk donc nekk na koo xam ne dëgg bu lay wax li muy def fii nit du ko mën a gëm ndax Thione dafa tabe Thione dafa baax c'est un rassembleur suñu koñ bi dafa bëri ay Sénégal mais dafa bëri ay ñàkk ñoo fi gën a bëri waa Asegna mais ñëpp tant qu'ils sont kaddu bi benn la Thione c'est un homme extraordinaire nit ki baa nga koy xam nga dëkk ak moom ba pare doom ji Wally nag nekk koo xam ne su ma commencé wax Wally li muy def si koñ bi du ma jeexal barke dama jaay sax laa taxaw fii gis ay benn un infirme yor pousse-pousse ma oo ko di ko jox 1000 francs mu ne ma père du ma jël 1000 francs yi man ndax lan mu ne parce que ñun on est 10 handicapés Wally dafa ñu defal salaire chaque fin du mois mu viral suñu compte kooku nag vraiment je dis que c'est une chose extraordinaire son épouse jabaram tamit waa koñ bi ñëpp ko gërëm man daal amul lu may wax du sama xol la fees yal na ko yar xar àjjana waaw yal na ko yar xar àjjana ndax Thione ku baax la. léegi yow lan nga mën a soññ ki nga xamante ni moo nekk Wally Seck sagam baayam itam dëddu na àdduna lan nga ko mën a wax. Wally daal lu ma ko war a wax c'est simple xam naa saf nañ ko c'est un garçon extraordinaire moom xam on se connaît très bien toi maa ñaan yàlla rek liñ ko saddal yàlla na ko attan yàlla maa ko gudd fan ba mu fa yàlla àggal ko fa merci man yërëm baax maa ngi gërëm baax. ñu ngi gërëm ñëpp di siyaar ñëpp di ñaan yàlla jàmm yàgg fi yàlla xaare ko àjjana nag firdawsi ndax papa yi ñëpp la Thione international la du Thione national kese kon tey fii kenn li lay wan ni àdduna bi ñun ñëpp benn lañ fii tey kenn desul ñëpp a ñëw tey kon kenn amul problème ci réew mi ndax dee bu amee rek ñëpp booloo réeroo lu mu mën a am bu dee amee ñëpp booloo kon nañ xam ni yàlla rek ay dëgg te yàlla lu mu namm ci jàmm bi lay am ñuy ñaanal njabootam yëpp di ko jaale njabootam yëpp ñëpp am dal ba pare lii oyof seen kaw ay saraxam yàgg seen loxo ba yàlla defal leen lu gën si ñoom ci barke Seydina Muhammad. Thione Ballago defe naa ne artiste su Sénégal yëpp man la ci mujj waxal ci émission barki démb këram maa toog ak moom añ ak moom mu dugal ma si studio Ballago TV ci sama émission la mujj génn. kon barki démb yaa ngi moom wax barki démb moom moo ma présenté producteur malien bi mi ngi nii waa ji Mali mu ne ko dama lay présenté benn boy bu mën a woy malien bi bu taxawoon fii dina dégg mu ne ko Ousmane Gange ma ne ko naam vidéo bee ngi fii mu ne da nga mën a woy neex nga baat te lépp lu artiste di def kenn dàqu la ko mais lan mooy problème bi affaire bi def ma reetaan ma ne ko grand li nga wax nii dama koy liggéey parce que question nga posé bi may dugg ci biir kër gi ci buntu këram laa ko fekk mi ngi toog ci benn fauteuil maa ngi sol tout bleu boole ci ay dàll yu marron mu ne ma rakk ma ne ko naam sama doom bi ngi ànd ak man Thione tey moo nekk ci dëgg lépp lu may wax rek na doon dëgg mu ne ma rakk ma ne ko naam mu ne ma est-ce que xam nga bleu marron il faut nga mën a sañse pour mën ko def da nga mën sañse barke Alxuraanul Karim moom moo nekk ci dëgg noonu moom laa gunge si fii loolu doyu ko bi may def émission maa ngi wax mu ñëw dugg dagg li ma doon wax mu taxaw continuer di wax kooku tey bu fekkee taxaw nañu fii dama bëgg sénégalais yëpp lii kenn si ñun ku ne muy caméraman muy ku ñëw jàlle lii da laa war a yee lu tax Thione def benn album woo ci askan wi yëpp pour woykat yëpp nañu ñëw woy mooy booloo leen dafay jeex amul benn woykat bu saña ne Thione woowuma Thione woo na ñëpp loolu yëpp pour ñu booloo li mu doon liggéey nag mission moo jeex ndax foo déggee ay nit di jooy diw dee na dafa dundoon te ku dund rek ay dee jërë ngeen jëf kontaan nañu trop tey ngeen ñëw seede lii te ñu nit dañ koy ñaanal bu baax a baax a baax artiste su sénégalais yi yëpp a ngi koy ñaanal Thione Ballago fi nga jëm yàlla na gën ci yow yàlla na suuf sedd ci vraiment lu triste la lu métti la mais lu bette surtout quoi dafa bette yeewu ce matin déggoo ko feebar déggoo ko tëdd déggoo ko ci dara yàlla def ko moo dafa def li gën quand même parce que mbiru yàlla noonu la kuy jël li nga moom da nga koy jëlee ni mun a neexee
donc li ñuy def mooy ñaanal ko loolu rek lañ mën a def ñaanal ko yàlla xare ko àjjana waaw vraiment sàmm njabootam bi mu fi bàyyi et puis ñun dinañu wéetal musique sénégalaise wéetal musiciens yëpp parce que ginnaaw lu mu nekkoon woykat mën a bind être vraiment le meilleur parolier du Sénégal dafa nekkoon koo xam ne dafa jege woon musiciens yi dafa amoon yitte ci musiciens yi amoon yitte ci woykat yi amoon respect envers ces gens il a géré carrière boo xam ne daf ko defar ba mu rafet macha allah donc te artiste bu nekk lu mel noonu ngay ñaan encore nga dem loolu yàlla may la ba sa doom di la wuutu ci woy macha allah vraiment dañ koy ñaanal yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeel yàlla yërëm ko xare ko àjjana et puis voilà liggéey bi mu fi bàyyi ñu eggali ko jëmale ko kanam parce que vraiment le Sénégal a perdu un parolier. parce que tey jii lan nga ñu mën a wax loo xamante ni yow jot nga ko dund ak Papa Thione. Papa Thione chaque fois bu ñu gisante dafay fekk toujours ma nekk ak Djibi suma frère mu ngi d'ailleurs juste à côté mais benn wax la ñuy wax chaque jour mooy booy su ma leen gisee toujours damay kontaan parce que ni ngeen nekkee ay frères juboo c'est très important te am na famille yu bari dañ ko bëgg te amuñu ko. loolu moom répété nañu ko au moins 3 ou 4 fois donc xamoon suma grande sœur aussi mu njëkkoon ko indi à Yaraax vers les années 76 muy mbéw ndi gisee donc ñun ñu nekk xale mu ñëw organiser foofu concert xaritam la donc gis nañ ko bi ñu nekkee xale gis ko di màgg ba nekk ay woykat mu ne mais mosuma xam ne yéen ay sœur mbéw ndi gisee ngeen donc jàmm ju baax maa amoon suñuy diggante mais dem bi moom wax dëgg yàlla bett na ñëpp bett nañu quoi. yal na ko yàlla yërëm xale ko àjjana. yan kàddu ngay dénk Wally mu nekk xale ba pare ñàkk waajuram bu góor. waaw bon kàddu yi ñuy dénk jirim kàddu yi ñuy dénk bépp xale mais yàlla suturaal na ko ba ku am jom la ku bëgg a liggéey la ku xam li muy def la ku sore ci li muy def la donc relève moom macha allah assuré na ko laata lii di am na ko gën a téye gën ko jëmale kanam jaar fi papam jaaroon yàlla may ko nag gudd fan ak àggale li mu mbébét. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf. donc ba léegi ngeen nañu sur la TMS TV ngeen gis nag ñu ngi toujours fii ci ñu ngi fii toujours ci armeeru Yoff yi ci enterrement Thione Seck donc ba léegi yéen a ngi sur en direct sur la TMS TV ma ànd ci caméra bi nag ak Mbaye Sall ñu leen di defal liggéey bu mucc ayub depuis ce matin kon Mbaye mën nga ñëw ni ñu daal di man moom c'est particulier parce que on avait un rapport boo xam ne ñun la parce que bañ koy xam d'abord ay tout tànk lañu te waajuram dañ doon ñëw suñu kër loolu dafa yàgg boole ki ça fait juste 1 mois ba ma gëjee ba ma ko gis nii en super forme ça fait juste 1 mois mu ne ma booy gisaguma leen ci projet bi parce que ba mu ñu ko njëkk a wax Cheikh daf ko ne dans 4 jours dañuy dem tourner en Chine te dañ fay yàgg léegi bàyyil ba ñëwaat boo ñëwee jotuñu gis ñu nekk ci activités yi man ça fait 1 mois moo envoyé waat ma morceau bi pour ma préparer woy yi pour ñëw loolu moo ci gën a métti parce que fu mu nekk nii woy naag ñu bari te woy nag ñun te loolu mooy li nga xam ne moo ci gën a daaj daal parce que dañu amoon relation bu particulier sama sœur bi mbéy mi gis ba mu koy mujjee gis sama kër la moom dafa ñëwoon dañu nekk réunion indiwuma oto moom mu dépose ba sama kër mu wàcc dugg toog wax ak ñun nag boobu ñun ñëpp dëkk frère gi sëy xam nga boo leen xasee ba jëlee soxna da ngeen di ku nekk de il faut mu toog wax ak ñun loo xam ne téere la mu wax ak ñun jaar-jaaram wax ak ñun fu mu bëgg ñun ñu jaar loolu nag mag moo koy def te sant yàlla parce que tey lépp lu mu bàyyi Thione Seck lu mu woy lépp buñ ko ubbee téere la te loolu moo tax ñuy wax aar parce que aar dafa nekk loo xam ne dafa war a des ci kaw suuf du loo xam ne day ñëw rek romb ñu fàtte moom li mu fi def mënul romb lépp lu mu fi def boo ko ubbee nit mën na ci jàngat mën na ko jëriñ ci kaw suuf loolu mooy avantage loolu mooy fierté bi man loolu laa gën a fier tey ci moom c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un xam dafa ñëw rek dem mais lépp lu mu fi woy buñ ko ubbee njëriñ la te loolu dañ ciy sant yàlla bu baax yàlla bu soxlaa nit mënu ci dara bett na ñëpp nag ñëpp la bett parce que kenn xalaatu ko woon mais daal sant yàlla daal ba moom li mu fa waroon dox ci kaw suuf mission def na ko te nit ñi seede nañ ne ñi mu ko séqal surtout si métier bi seede nañ def na ko loolu daal mooy am solo na ko yàlla yërëm nag te xëy na dund na yal na ko malaykam yërmande teeru ñu di ko jàll ay bokkam commencé ko ci man ñoom Ablaye Naarat
ñoom Pape Seck ma Fatima ñoom Ousmane ak ñoom Mor Dior ma nekk ca États-Unis ak ma Penda ak ñëpp ak Kébaay maa ngi leen koy jàll. doomu aadama dafay am lu mu bëgg li ngay bëgg mooy fa sa baay yem da ngay dikk romb ko papaam fonctionnaire la woon ndax policier la woon moo nekkoon te buntu bureau Kéba Mbaye le premier président de la Cour suprême waaw Cheikh Seck amoon ay fossi course samp kër boole ko njël xamuñu woyan Thione juddu na li may wax toujours ne quand je vois un enfant jouer je sentis deux sortes de sentiments le sentiment de pitié de ce qu'il fait et le sentiment de respect de ce qu'il serait kon Thione romb na papam ci wërsëg romb na papam ci am-am romb na papam ci jaamu yàlla itam parce que fépp fu leen seen papa masana teg pour bu tisbaar jotee moo leen di jiite bu fa nekkee takkusaan moo leen koy jiite timis ku dugg këram timis te doo julli doo fa toog gee waxi noppi kon Thione daal yal na ko malaykam yërmande teeru ñu di ko jaal le président de la République jaal ko parti politique yëpp parce que Thione ndawalal guddi la ku lamb ku ne da ngay yaakaar ne yow rek yaa daj di ko jaal nag doomam ji parce que kenn ku ci ne ci ñun boo sañoon am doom ju mel ni Waly parce que jël na doomam teg ko ci siraatikal mustaqim jël na doomam yar ko man nag waxuma ko ngir alali àddina mais dama wax ne Waly xale bu yaru la ñu ngi wax ne papaam ji yal na ko dëddoo jàmm noonu lañ koy jaale Ablaye Naar mi nga xam ne mooy taawu papaam te mi ngi nii ñoom ñëpp mooy seen kilifa di ko jaal waa presse bi itam ndax kenn mën leen a fay tey nouvelle bi nga xam ne yeewoo nañu jot ko bu tasaaroo ci àdduna ba tey kenn ku ci nekk yëg ko presse be tax moo tax yal na leen yàlla defal jàmm xam na itam yéenay yaakaari réew mi ndaw ñi ñooy yaakaari réew mi ndaw ñi ñoom la ñu yaakaar ci réew mi ñoom la ñu yaakaar ci diine ji kon daal yal nañu yàlla may ndaw yu tegu ci siraatikal mustaqim parce que ñun loolu la ñu yore jërëgeen jëf rafet na donc mu nekkoon Ibou Ndiaye Niokho Baye moo doon amal seede yu am solo yooyu ci Thione Seck ngeen dégg kon Mbaye defe naa ni ñu jël Abdou Guité Seck defe naa ni kooku Abdou Guité Seck la kon nga may ñu jël Abdou Guité Seck s'il te plaît. ci li ngay def ci nga mën a jaamoo yàlla ci nga mën a tamit participer ci sa askan te ku saytu ay wayu Thione di nga ko ca fekk donc moo tax may faral di wax lu bare naan nañuy xool suñuy contenu way ndaxte tey bu nu wanee ginnaaw way yooyu daf ñuy fekk ba ci biir bàmmeel te mën na bokk ci li ñuy ràmm ngir yombalal ñu suñu aljana te yaakaar naa Thione exemple la ci woon waaw Thione exemple la ci woon ba tax na tey wax dëgg yàlla man en tant que doom damay jaale Sénégal yëpp surtout ñi fi mënut a teew ndaxte fépp ci àdduna am na fiy soppe fépp ci Sénégal sunu yaay ya ca Ndar ñoo ngay jooy ca fa ñu nekk te bu doon seen sago tey ñu teew fi kon maa ngi waxal baatu képp ku fi mënut teew di la jaale di ko jaale waa Ndakaaru ak njabootam Waly mi nga xam ne sunu nawle la sunu morom la tamit yàlla na yàlla def yéen wi oyof ci kawam Momy tamit di suma xarit Bougane Dany di suma mag jàppale ñu ci lépp donc kon tey bu bis bi amee dañuy ànd bokk naqar wi ndax Thione xajoon na fi wax dëgg yàlla xajoon na fi waaw ndaxte mi ngi doon jouer rôle am bu am solo te du woon mag lool waaye nag yàlla moom bu lu mu namm moom je pense que kenn amul loo ciy teg kon dañ koy ñaanal yàlla rek. waaw Thione li ma mujj dund ak moom je pense que suma mag ji di Amadou Diop seede na ko Da Fashion dañu daan ànd di partager ay guddi biir këram ndaxte amoon na way yu bare yi nga xam ni Thione bind na ko te génn gut ñu ànd ceeg moom man mii ànd naak moom lu toll ci ñeenti way mu bind mu mel ne dafa am lu mu doon préparé bind ay livre wër àdduna dem Mali wër fu ne ku ci nekk artiste bu ci nekk mu ànd ak yow nekk ak yow en communion et te tey loolu trésor la bi nga xam ni bàyyi na ko fi donc kon ñun am nañu souvenir yu extraordinaire ci moom ak seede bu rafet waaw seede bi nag
tàmbaliwuñ ko tey ci dundamit fu nu daan dégloo tamit daanu dégg ñuy wax ci sunu papa jooju kon yàlla na ko yàlla yërëm te yéexinu te oyofal yen wi ci kaw njabootam. merci beaucoup. Abdou Djité yaa ngi en direct ci yan kàddu nga mën a indi comme seede waaw kàddu yi ma mën a indi comme seede mooy dellu di am naqar di am métit waaye tamit di am xel mu dal ndaxte Thione liggéeyal na boromam à travers li nga xam ni moom la ko yàlla dénkoon muy la musique ku déglu ay wayam déglu contenu bi ci nekk xam ni lii kat li ci ëpp ci alxuraan la soqee ko donte am na ay wayi àdduna kon exemple la ci ñun ñëpp exemple la mi ngi nuy interpellé waat tey ngir yëf yi leer donc kon li ñu mën a def rek mooy sunu xel dal waaye tamit ñuy am naqar te di ñaan yàlla yéen wi oyof ci kaw njabootam ba ñu mën a continuer tamit te patrimoine bi nga xam ni moom la fi Thione bàyyi. Voilà, Abdou Djité, 2 mots en français. Vous avez côtoyé et connu Thione Seck. C'est bon, donc en français. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a le cœur lourd, très très lourd, parce qu'on a perdu un trésor de la culture sénégalaise, un trésor des grandes figures africaines. Mais nous ne pouvons pas faire autrement que d'accepter la volonté divine, mais aussi au fond de nous, avoir une satisfaction à travers les contenus qu'il a pu proposer à sa progéniture. Car c'est un contenu quand même qui est comblé de générosité, qui est comblé de savoir, qui est comblé de noblesse, qui est comblé d'éducation. Thione est une grande figure, est un exemple et nous a légué un très très grand patrimoine. En tant que jeune artiste, je présente mes condoléances à toute la population sénégalaise, à surtout tous les gens qui ne peuvent pas être là et qui sont au fond de leur cœur un très grand fan de notre papa Thione Seck. Yàlla na ko yàlla yërëm. ndax ku ne xam ne Sëñ Tuubaa daa wax ni bu neexee na nga sant waaye bu méttee na nga boole muñ ak sant kon nag képp koo xam ne mbir yi dal na sa kaw rek di ko jàlle réew mi da nga boole muñ ak sant di leen nuyu di leen siyaar wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. jërëjëf kon ñu dem ci julli gi gis ngeen ñi ngi jullee Thione Mbaye kon ma jébbal la caméra bi waaw c'est bon. waaw mën nga taxaw ci moto bi de ma téye la ko kay taxaw ci moto bi. ah baax Alaaji Pape Malick maa ngi xam dugg maa ngi lay jaar si gën di gala ci ñu bokk laay encore bi demagul nii. am sa téléphone ba jënti nga bu baax. jël leen kii rek de borom caméra bu ah
nii ñu dugal ci kii bi mais gars yi yàqal nañ fee xoolal mbay boo mënoon ñëwee nii fii dafay métti ci yow de balaa ñoo daanu suñu kaw xajal. wala nga boo amoon scooter boo taxaw rek. waaw taxaw na yéegal rek jël laa yéegal bay mën nga gën a yéegal ma neexee bay yéegaatoon ni ci côté ma teel a yéegal yéegal rek yéegal mbooloo mi daal